sant leen gërëm leen bu baax yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV dale nag jàmm ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës wàllum njàng mekk njàngale mi gannaaw ndogal bu tukkee ko ci jëwriñ gi ñu dénk njàng mu kaw mi ne képp kuy nag ndongo tam di jaase bii di baccalauréat ca université publique ya nga jëm loole nag ku ci nekk ak noo koy gisee ñenn ñi nekk ci privé bi gis ne boobu leen ndogal daa munta antu waaye te leen li ñuy ñaawlu mooy nguur gi da koo jël te waxtaanu ci benn yoon ak ñoon ñu wutale ca place de l'Obélisque ab doxub ñaxtu bi nga xamante ne ñi caabi féetee woon ginnaaw te ñu moom seen bopp jamono ji ñoo ko doon amal la ñuy sàkku nag mooy ñu gën a ñoŋal dundin la ci biir kaso yi leneen li ndar képp xibaar yi mooy Union des indépendants du Sénégal du UNIS ñoom nag nee nañ dinañ dugal benn appel ca conseil constitutionnel di fàttali dañoo dugaloon benn recours ca cour suprême ne dañoo bëgg xaatim gi dox ci diggante nguurub Sénégal ak Petro-Tim ñu daal di koy annulé loolee nag cour suprême da koo dàqoon loolooy ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxiiroo dañ ci toftal xibaar biti réew laataa ñu koy yaatal. asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi nag dina ko junjee la ñu koy daal di door rek ñeel njàng mekk njàngale mi gannaaw ndogal bi tukkoo ci janook taskatu xibaar yi jëwriñ gi ñu dénk wàllu mu kawe mi doon amal ne bépp ndongo bu am lijaas bi ñu dippee baccalauréat dootoo demati ci privé bi ndongo yooyu nag ñu ci ëpp ñu leen doon woowe waa Macky Family loolee dakk na ci mim réew ku ci nekk ak noo koy gisee nag ñi nekkee ci privé bi gis ne boobu leen ndogal nguur gi da koo jël te waxtaanu ceek benn yoon ak ñoom waaye li ñu gis mooy loolee mënta nekk ndax daara publique yi ci ëpp dañoo fees dell Mataan Guerre Souleymane Diallo. Gouvernement du Sénégal dafa jël décision ne képp ku nga xam ne da nga am bac 2019 dañ lay orienté ci université bi nga xam ne gouvernement bee ko moom mooy université publique yi am ci Sénégal. bi jëwriñ yi jënk wàllum njàngale mu kawe mi xamle lii démb ba léegi ñi seq njàngale mi yey nañu ci yàbbi kii njiitub université privée la ci daaraam nag ay téeméeri ndongo la fa nguur gi dugal li mu jàpp nag mooy kilifa yi dogal bi mu jël te deful lu dul di leen doye dal image bi nga xam ne privé bi moom la nekk di moom la nekk di véhiculer image bi moo xaw a sooke te bu jógee si kilifa bi day xaw a metti mooy benn discrédit bu ñu porté si privé bi alors que privé bi comme ni ko ñeen di wax dafa nekk d'égale dignité ak public bi daanaka ñoo bokk dayoo te ñoo bokk même kilifa bi donc ñu war a tëddee jaaxanaay parce que ay partenaires nañu désamorcé nañu ay bomb yu bëri ay bomb sociale wàññi nañ seen njëkk lu baax a baax pour accompagner état bi formé nañu ay ndongo lu bëri muñ nañu si lu bëri ay ati at état bi yore ñu xaalis bu bëri te fekk ne daanaka lépp école yee ko supporté. Ça a été un étonnement en même temps également ça m'a pas trop surpris parce que gis naa ni bi amee le nouveau ministre bi mu ñëwee déjà sa communication elle a été ratée quoi parce que déjà bi mu ñëwee dafa dingat école de formation privée ñu jàngale. am si position daal déjà am si position radicale par rapport à tout ça. ci mën a nekk dogal bi nag ñoom ñëpp ñoo ci bokk gis-gis. loolu pour mu nekk dina xaw a jafe pourquoi dina xaw a jafe parce que déjà taux d'échec bi à l'université dafa élevé surpopulation bi à l'université dafa élevé investissement bi mën a absorber étudiants yi dafa bëri ay milliards te état mi ngi wax mi ngi amee ay 6 milliards 3 milliards 9 milliards loolu boo ko méngalee ak investissement bu mu war a def pour mën a absorber yëpp avec la qualité. du ay 6 milliards 7 milliards ay centaines de milliards te loolu le privé dañu ñëwoon pour dindi désamorcer bombe boobu xam nga professeurs yi nga war a recruter yëpp si ay professeurs bâtiment yi nga war a tabax et cetera ak qualité wu jàng. problème bi mooy fii non seulement mënul contenir étudiants yooyu noonu mais étudiants yi lu ñuy seet amuñu ko fii donc ils sont obligés de dem si université privée yi te université privée yi ñoom rek ñoo am curriculum yu mel noonu pourquoi UCAD mënul am curriculum yoo xam ni c'est à la hauteur des autres universités mondiales. parce que ñoom seetlu nañ bu baax avant ñuy jël une telle décision
parce que ku xam université Cheikh Anta Diop rawatina faculté de droit bi nga xamante ne fa lañ nekk année bii ñu génn étudiants yi dañoo bëri woon trop ci amphi yi ba tax na soo ñëwoon 7 heures sax doo am place. bu ñu sukkandikoo ci ki jiite njàng mu kawe mi nag 571 130 étudiants ñoo am bac ren ci ñooñu 52 200 étudiants bindu nañu ci plateforme bii di Capucine ngir mën a jàng ren. ci moom moomee la ñuy wutali di Cheikh Omar Anne nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi di wane ne nag ndogal boobee nguur gi bu ko jëlee dafa fekk ne dafa bëgg a wàññi bu baax bor yi nga xamante ne yoral na ko daara yi bokk na ci daara privé yi waaye nit lépp loo xamante ne bor la moom ma ngee biral ne nguur gi dañ ci def kéemtalaayu kàttanam ngir daal di koy fay dañuy dem ci jëm ñaajo fekkee ji ndaje ba Moustapha Gabar Diop Augustin Mandagne nga fa woon. nguur gi jël na ndogalu ni dootul orienté ñi doog a am bac ci établissement privé yi juróom fukki junni ak ñaar ak ñeenti téeméer ndongo yi doog a am bac ñëpp ci université publique yi nañu jëm. ndaje bi ñu def tey nag ak université yi ginnaaw bi nga xam ne gouvernement du Sénégal dafa jël décision ne képp ku nga xam ne da nga am bac 2019 dañ lay orienté ci université. bi nga xam ne gouvernement bee ko moom mooy université publique yi am ci Sénégal ak ci école yi nga xam ne enseignement supérieur la ñu bokk te gouvernement du Sénégal bokk ci bachelier yëpp foofu lañ leen di orienté ci année bi ñu jëm. at yi ñu génn étudiants yu bëri ci université privée yi nañ leen orienté ndax ñàkk place ci université publique yi di ab lëkkaloo boo xam ne duñ ko wéyal. waaye engagement yu ñu jël ci wàllu koppar dinañ ko topp bu ñu sukkandikoo ci ministre bi. am na xaalis bu nekk suñu digganteeg école privée yi ren ci at bi ren dañoo jàppoon ne dinañ leen fay fukki milliards ak ñaar ci at bi fay nañ leen juróom-ñetti milliards yi nga xam ne waxoon nañ leen dinañ leen ko fay ci budget 2018 fay nañ ko engagé nañ ko. fay nañ ko ba mu jeex 4 milliards yi nga xam ne moom la ñu waxoon dañ leen koy fay fii ak fin d'année bi gouvernement du Sénégal engagé wul na woon te engagement boobu dara génn ci dinañ leen fay seen 4 milliards. ngir jàppale université publique yi ngir ñu mën a dalal étudiants yu bees yi jëwriñ ji jël na ndogalu yeggali liggéey université yu taxaw yëpp te it sos 400 poste professeur yu yees. Moustapha Gabar Diop ci jamono jooje nag waa UNIS di Union des indépendants du Sénégal ñoom taxaw nañ temb ne lépp lu jëm ci moomeelu askan wi dañoo sàkku ci nguur gi mu daal di koy leeral di fàttali nag ay bés yi ñu génn dugaloon nañ ab recours ci cour suprême ngeen xaatim bi doxoon ci diggante nguurub Sénégal ak société bii di Petrotim loolee nag cour suprême da ko mujjee na dàq ñoom nag ñu ne duñu tàyyi benn yoon dañuy wutali fële ca conseil constitutionnel daal di fay dugal ab appel. Reportage Omar Kane Barasaw. jubul juge bu cour suprême dafa jum li jëm ci wàllum faux amul ab loolu di kàddu Amadou Gueye coordonnateur bu UNIS. décision bu état jël am nañu sañ-sañ dem ci juge administratif bi nga xam ni moom mooy àtte dogalu état ak collectivité locale yi ne ko ñun ñu ngi lay jébbal rapport IGE wan la faux yi si nekk ne ndégam yoon dafa ne li nga xam ni dañ ko lal ci faux amul àpp pour ñu topp ko kon ñun ñu ngi lay ñaan topp ñu président topp ñu ay gaam topp ñu rakkam décret d'approbation bi nga xam ni nee nañ faux la dañu bëgg nga niilal ko. Cour suprême nag bañul ni faux bi am na dafa ne ñun ay citoyen lañu xamul lu tax ñun ñu am sañ-sañ ñëw taxaw di ko laaj loolu kon loolu juge bi su ko defee def na benn erreur texte yi mu ne ñun dañu tardé nee na waroon nañ ñëw 2 mois après bi ñu signé décret Petro-Tim bi 2012 te yoon dafa ne sooy topp faux amul ab saa yoo ko jàppee ba war a wane ni lii ba mën a wane ni lii faux dëgg la amul ab da nga koy indi ñu daan faux boobu donc kooku tamit indi na ñaareeli njumte ba nga xam ni tey ñun dinañ introduire appel ci décision boobu teg ci laaj conseil constitutionnel bi nga xam ni moom mooy aar suñuy droit constitutionnel
ne ko mu leeral juge mu leeral cour suprême ne ñun ñi citoyen man mi Amadou Gueye bi indi woon plainte boobu man propriétaire la et propriétaire boobu moo tax moom mënuma bañal ma ñëw taxaw di demander acte annulation bi. Amadou Gueye ak ñi mu àndal jàpp ni xaalis bi jóge ci pétrole bi ak gaz bi warul dem ci keesu état. Cour suprême nag bañul ni faux bi am na. dafa ne ñun ay citoyen lañu xamul lu tax ñun ñu am sañ-sañ ñëw taxaw di ko laaj loolu. kon loolu juge bi su ko defee def na benn erreur. texte yi mu ne ñun dañu tardé nee na waroon nañ ñëw 2 mois après bi ñu signé décret Petro-Tim bi 2012 te yoon dafa ne sooy topp faux amul ab saa yoo ko jàppee ba war a wane ni lii ba mën a wane ni lii faux dëgg la amul ab da nga koy indi ñu daan faux boobu donc kooku tamit indi na ñaareeli njumte ba nga xam ni tey ñun dinañ introduire appel ci décision boobu. fii ak ñu xam fan la seen recours bi di mujj Union des indépendants du Sénégal di woo nguur gi ci ñu amalaat ay waxtaan yu jëm ci ni ñuy gérer ressources naturelles yi mu mel ni épisode bu bees la ci série affaire bu Petro-Tim. Omar Kane ñu wutali ca département bu Rufisque ca gox bi di Bagna askan wa fa nekk nag dañoo daal di mer ba futtu génnoon ci mbedd mi di ko wane ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy 200 ak fanweer ak juróom-benn hectare yi nga xamante ne dañ koo jël ci seen gox boobee jox ko kër gi di cimenterie du Sahel ndax lay génnee ca kër ga di xeet gu bon da leen sonal di leen jural ay jàngoro li ci ëpp nag mooy jàngoro yu nooy waaye li fa nekk ci jur gi it lu ci bëri day faral di faatu dañ fay dem ànd fa Ibrahima Camara ma falfal. askan bi yeewoo ci diwaanu Bandia amal nañu ab dox ñaxtu ngir ŋàññ suuf si nguur gi jël nar ko jox usine cimenterie bi di Sahel la. jékki-jékki gis ñuy gas àll bi benn canal boo xamante ni def ji mu jël 236 hectares bi ñu laaj ñu ne état bi moo ko jox layus pour ciment di Sahel ñu nag loolu mu nekk lu ñu metti ñu bañ ko mënuñu ko nangu parce que àll bi. am na leneen lu ñu fa war a jëriñoo boo xoolee région de Thiès amatul àll bu dul àll bi. ñaxtukat yi daal di ŋàññ lorange bi usine cimenterie boobee di leen andil ñeel wàllu olom bi jur gi ak it nit ñi. au niveau de commune de Sindia am nañu 45000 têtes 45000 Sindia village je ne dis pas la commune Sindia village bi nag boo doon sàmm muy rat une valeur de 5 litres tey mënatoo ci am 1 litre ndax pollution bi fi nekk. ndax tey ndox amatu fi bu njëkk déegi dañ doon fees del tey gars yi pollution bi ak ni muy wàccee amatul benn dawlees buy wàcce ndox. lem bi nga xamante ne jigéen ñi moom lañ daan nemme fi di ko jaay nga xam en 2000 amoon na plus d'une tonne léegi on peine à avoir 100 kilogrammes de miel. pollution bi moom moo ko waral ndax bu fekkente ne garab yi dafa am calcaire bi dafay tagu ci kaw seen détonation bu ñu miinee yamb yi dañuy daw. loolu bu continuer alors yamb yi dootuñu toog yamb ñoom ñooy defar lem. réserve de Bandia bi ak forêt classée bi moomeelu askan wi la si kàdduk ñu jiite ñaxtu wi. fi ñëwee pour njëriñu askan wi la parce que nag buñ ne 11000 mètres carrés 11000 mètres carrés lañ joxoon réserve de Bandia foofu ay nit a ko tiimoon ay nit ñoo ko doon jëriñu ay nit ñoo ko doon aar. donc boo koy joxe dafay jaadu nga def audience publique wax ci ba ci ñooñu wax leen ne lii ak lii lan moo ciy seen njëriñ lii ak lii lan moo ciy seen lor ñu joxe seen avis mais faut pas que rek nga jékki rek ñu ne décrété nañ benn affaire jox nañ layus une valeur de 236 hectares. ñu daal di teg ci loxol ndawal buur bi ne ci diwaan bi ab bataaxal maanaam mémorandum buy tënk seeni mbébét. dellu siwaat ci Ndakaaru wutali ca port ba Casine Bar ba nga xamante ne tegoon nañ ko fa loxo bokkoon na it ñeenti doomi aadama yoo xamante ne bàyyeekoo woon ci réew mi ci biti réew la ñu bàyyeekoo ca Italie ca Allemagne ñoom ñeent ñooñu nag tey ji am nañ bàyyi pënde gis ndiku ci noonu nag ay laaj yu bëri day daal di sampo ba ca njëkk mooy ndax bu fekkonte ne doomu réew Sénégal la ñu teg ko loxo ca biti réew wala sax ci biir réew mi ndax dinañ ko mën a bàyyee nii wala sax dafa am après bu am ci ndoddu nguurub Sénégal reportage Cheikh Hassana Fall. yoon ku ko neex lay may ab bàyyib ndéguniku surtout nag su fekkee ne ñooñee am nan garantie guñ ko jox. tey liberté provisoire procureur wala boog le juge d'instruction mun na ko jox ku mu neex parce que ñoom ñooy apprécier
bu ñu jàppee que ni nit ki peut-être am na ay garantie de représentation à justice mën na leen accorder li nga xam te mooy liberté provisoire am donc loolu juge d'instruction wala procureur ñoom ñooy apprécier. wante ak lu mu mënti doon bi lépp bàyyi ndëgëniku xam ne yi lépp ressortissants étrangers am nañ ko nekk na loo xam ne jur na yeneen yi wax. bu ñu gisee que ni ñooñu jox nañ leen liberté provisoire ñun daf ñuy jaaxal parce que en temps normal tey loolu warta woon mën a nekk parce que li ñu leen jàppee moo nekk loo xam ne dafa sévère. donc moo tax ñun mën nañu jàpp que ni bu ñu leen joxee seen liberté provisoire c'est pas parce que dañu am garantie de représentation en justice mais xëy na pression bi nga xam ne tey lu gouvernement allemand ak lu gouvernement italien def nañ ko exercer nañ ko ci état du Sénégal xëy na loolu moo tax ñooñu am li nga xam te moom mooy liberté provisoire. jëye gu ñu mel su fekkoon doomu Sénégal moo ko def ci bitim réew wala sax fii ci Sénégal gëmuñu ne faveur gile mën na koo am. yaakaaruma ni tey bu doon doomu sénégalais moom la ñuy jàpp ci Europe ca bitim réew ñu koy toppee mbirum trafic de drogue man gëwma ni mun na am liberté provisoire parce que ca Europe ñoom li nga xamee ne tey moom mooy trafic de drogue dañ ko criminaliser c'est-à-dire ñoom loolu dañ ko jàppee ab crime boo xam ni répression bi dafa sévère man gëwma ni sax ñoom ñi nga xam ne tey mooy ñaari allemand yi ak italien bi ñu jàpp fii ci Sénégal bu doon seen réew yi la man gëwma ni ñoom dinañu am li nga xam te moom mooy liberté provisoire. ca port autonome bu Dakar lañ leen jàpp ñoom ak bato boo xam ne def na lu tolloog 2 tonnes cocaïne ñeent doomu Allemagne ak Italie yi lay ñoom am nañu léegi ab bàyyib ndéguniku boo xam ne su fekkee dañ koo am dafa fekk ne dañoo jox assurance yoonub Sénégal ne saa su leen soxlaa dinañ ko mën a wuyu si. ñu wutali ca place de l'Obélisque nañu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi ñi caabi féetee woon ginnaaw te ñu moom seen bopp jamono ji ñoo doon amal doxub ñaxtu ci ndimbalu waa société civile waaye it waajuri ñi nga xamante ne jamono ji nga ca kaso yi bokk na ci bureau bës ak la fa jotoon na xew fan yi la ñuy sàkku nag moo ñu gën a ñoŋal dundin wa foofu waaye ñenn ñi nga xamante ne dañ leen ni tuumaal te mbir mi leeragul ñu mun leen a bàyyi ñu deele ci seen kër saa su leen yoon soxlaa ñu mun leen a jëli ñu dem foofu fekk fa Moustapha Gabar Diop. waa société civile ñi yoon tegoon loxo ak seeni njaboot ñoom ñëpp tase woon ca place de la nation ngir wax ñu gën a defaraat dundin nga ca kasoy Rebeuss. nañuy xoolaat prison bu war a def 800 personnes mu def ay 2000 et quelques personnes chambre 1 dama lay wax chambre 1 chambre 3 chambre 4 ay chambre 9 ñooñu soo demee seen bunt yi day gilli parce que dañoo bëri parce que ñoom ñëpp mënuñu sangu à la fois par jour. gars yi yàgg nañ fa da ngay gis ku def 6 ans kenn attew la yow xamoo su loo ne bu fekkoon dañ la doon tëj 10 ans sax di nga xam ne yow bu say 10 ans matin di nga génn mais imagine toi une père de famille ñu jàpp ko dugal ko 100 mètres 6 ans mu nekk fa 10 ans mu nekk fa kenn attew ko loolu catastrophe mënu ko weesu nañu jël gars yi génnee leen si 100 mètres bi fii xool feneen. lu weesu dundin gi ñi la tamit di wax ñu gën a xool nu ñuy indee saafara ci détention provisoire yi. détenu lu mu perte mooy droit à la liberté rek la perte yeneen droit yi yëpp daf ko war a am donc jot na ci ñun Sénégal que nguur gi jël affaire bi ak doole jël ko les choses en main pour defaraat kaso yu baax changer code procédure pénale bi pour que kaso bi bañ a nekk loo xam ni da nga fa mën a dëkk ay ati at soo amee ñetti atu kaso ku ko def criminel dañ la war a bàyyi. même su lay def contrôle judiciaire après ñu contrôle judiciaire la di la topp mais man la bàyyi nga dem sa kër soo defee correctionnel mooy ñu def sàcc wala yu mel noonu correctionnel ñu mën a téye maximum 6 mois loolu su amee yaakaar naa dana wàññi kaso yi nekkin bi dana gën a woyof. wutum bracelet électronique ak tamit ab juge des libertés et détention bokk na ci xalaat yi ñu joxe ngir gën a mën a wàññi sa kaso ba. ñu sóobuwaat bu baax ci liggéey bi ñoom gouvernement wu Sénégal gannaaw weerub bër ñuy amal nag lëlup ñaari fan tàmbali ko tey war koo jeexal ëllëg ca Palais di ci waxtaanee nag ay ponk yu bëri ci fàttali ci conseil des ministres bi ñu génn moom jiitu réew mi biraloon ne dinañ gën a ñoŋal lu jëm ci mise en œuvre phase 2 bu PSE waaye dinañ xoolaat nan la ñu war a jagalaate yenn institutions yi xoolit koppar yi ak nu ñuy wàññee yenn dépenses yi nga xamante ne nguur gi mi ngi koy am
leneen it ci biir xibaar yi ñu war koo waxtaanee mu mbirum politique ak statut opposition bi loole nag jamono ji ak li nga xamante ne ki nga xamante ne moo war a jiite boobule kujje di opposition bi ki nga xamante ne nag mooy Sir Babacar Dione xam-xamam màcc bu baax ci wàllum politique gis ne jamono ji xel yeeg xalaat yi warul dem ci kan moo war a jiite boobule opposition waaye kay li war a ñor ñu nekkee ci kujje gi mooy lan moo war a lan ci lan lañu war a tënku nag it lan moo yéexal bu baax mbir moom mais Babacar Touré Sidi Niang ndax Sénégal fi ñu toll jar na ñuy tabb njiit bi jiite kujjeeg politique gi li ni mel Babacar Dione di journaliste ak jàngalkat ci wàllu politique lii la ci xalaat. man dama yaakaar ni tànn kenn rek pour mu jiitu ak xaalis bi ñu wax maa ngi dégg 2 milliards que ni moom lañ koy jox pour mu jiite opposition bi man yaakaar naa ne loolu fii ñu toll nii amul importance. parce que li tax ma wax ko mooy amul importance mooy que ni Sénégal am nañ yeneen priorité yu dul di jël xaalis bi di ko dugal ci politique déjà politiciens yi rek li ñuy teewee ci dëkk bi ni ñu amee maanaam priorité ci dëkk bi lu xew rek ñoom la donc je crois que wàññi woon seen présence dugg un peu ci économie xool xale yi ni ñu mën a liggéeyee yooyu bu ñu dugalee xaalis bi foofu mën nañ comprendre. ngir dëggal gis-gisam jàngalkat bi ci wàllu politique di teg baaram ci pëccëxoo gi nga xam ne moo am ci parti politique yi nekk ci Sénégal. lii la nag sunu sukkandikoo ci ay kàddum du yombal benn yoon juboo gi war a am ci parti yi féetee ci kujje gi ngir ñi jiital kenn. te loolu aussi taxul nga régler problème bi nga xamee ni moo am ci parti politique yi Sénégal tànn kenn rek ne ko yaay jiitu yaay waxal opposition bépp yaay waxal parti yëpp loolu mënul nekk parce que déjà même bu ñu ko tànnee gars yi dañ ci dul d'accord amul kenn koo xam ne mën nañ ko tànn fii ne ko yaay waxal opposition bi ñu d'accord ci coow lu bari lay indi. bu dee ngir nguur gi mën a am ku mu waxal ci kujje gi moo tax ñu ko fiy teg Babacar Dione di wax ne lu baax la waaye moom mu ñuy xamal ne amut lenn lu ci nekk urgence. je crois que li am doole mooy statut des partis politiques mais pour le moment jël xaalis di ko jox kenn rek ne ko yaay jiitu taxaw kii man je crois que loolu bu ma sañoon vraiment nekkul priorité pour Sénégal. lii di statut chef de l'opposition dugal nañ ko ci sarti réewu Sénégal ci référendum bi amoon 20 mars 2016 lii la sax ñëw yokk ci statut de l'opposition bi nga xam ne constitution bu 22 janvier 2001 moom moo ko fi defoon waaye li ñu ko def ci constitution bi taxagul ba tey statut de l'opposition mën a nekk lii la sax ñuy njortu ne tànn njiit gi jiite kujje gi mën na koo gën a yéexal. beneen xët ci biir xibaar yi biti réew lay daal di nekk ñu doore ko ca Bahamas ak ouragan Dorian bi nga xamante ne jaar na fa daal di fay faat askan wu bari lu tolloog nag fanweeri doomi aadama ñoo fa daal di ñàkk seen bakkan ki ko xamle mooy Hubert Minus nekk njiitu jëwri ni moom nag nee na ouragan boobu li mu fa bàyyi gannaaw faat gi bokk na ci ay kër yu bari yu mu daal di yàqu ay garab yu mu buddi loolu nag fii ak ay at dinañ ko fàttaliku ca Cameroun nag kii di njiital le mouvement pour la renaissance du Cameroun ak kii jege ñaaleem tey jilee la ñu waroon taxaw ci kanamu àttekat bi waaye audience bi dañu ko daal di dàq ba juróom-ñetti fan ci weeru octobre jege ñaale Maurice Kamto yi nag ñëwoon ngir daal di koy jàppal tànk ba ñu dàqee mbir mi nag ñoom it dañoo daal di génnaat ndànk dem seen yoon ca Zimbabwe ke fa nekkoon njiitu réew mi di Robert Mugabe moom nag mu daal di génn àdduna ci juróom-ñeent fukki at ak juróom mu nekk feebaru nag feebar wu yàgg tëral ko ca hôpital foofee ca Singapour ki ko xamle nag mooy ki nga xam te ne moo ko wuutu jamono ji nekk njiitu réew moo foofee ci fàttali ci atum 2017 moom dafa bundu xataaloon kii di Robert Mugabe ba mu daal di tekki ndombal tànkam waaye ci bëccëgu tey bi naka delloo na ko njukkal bu baax. leneen it ci biir xibaar yi ñu koy fàttaliku Amath Amar génnoon àdduna ci weeru suwe bi ñu génn tey di leen njiitu réew mi nag ànd ab délégation bu takkoo demoon jaale ji ay mbokkam ak jege ñaaleem ci noonu nag dellu si waat na ci taxawaay wam solo mi nga xamante ne Amath Amar amaloon na ko ci réew mi rawatina ci wàllum koom gi kii di magam nag di Moustapha Amar rafetlu bu baax ñëwup njiitu réew mi dañu koy daal di déglu ay kàddoom Cheikh Hassana Fall la ko dénk. kaddu président ak ñëwam dafa firndeel rek ne ki mu perte moom waroon nañ ko jaale ndax ni mu toll ci réew mi mais it war na ñëw mun jaale si ndax kóllëre
bu sew bu doxoon seen diggante bu jiitu muy yor réew mi te loolu itam mu doon loo xam ne am na lu mu ci xam am lu mu ci fekki. xibaar yi foofee lay daal di buuree des leen di teewlu yeneen i xibaar 19h45 Khalifa Diakhaté dina ñëw yaatal ko ci kàllaamay nasaraan laata loolu nag ñu bàyyi leen ak xibaar yu tukkee ci wàllum jaww ji jërë ngeen jëf.